yes asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal waa sama gaay maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar waaw di nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade yes maa ngi nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin di nuyu Assane Diop depuis aux États-Unis waa di nuyu combattant ak combattante yi waa di nuyu suñu kilifa yëpp ñu nekk ci biir panel yi coordinateur yi ak coordinatrice yi fàttewuma leen animateur yi animatrice yi bàyyuma leen yesaay yes maa ngi nuyu militante ak militant yi waa di leen bëggee bu baax di leen siyaar yes di leen naan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa seen xarit seen doom konku di Chérif waa maa fi dikkati di fayti ni ci kaw rimbin ne yesaay yes sama gars yi c'est pour juste vous rappeler seen émission kii kala chaque samedi mooy ci panel Aska au Monde waaye à partir de 20h temps Sénégal 22h ci diaspora bi yesaay non sama gars yi boo leen bëggee dégg loo xamante ni xam nga c'est normal c'est calé xam nga c'est filtré loo xamante ni mooy dégg yes na ngeen ñëw ci Aska au Monde parce que c'est la voix du peuple la voix du cœur la puissance à l'état pur yes la puissance à l'état dëgër kàcca la puissance à l'état bambakata yes aja yes maa ngi nuyu waa staff émission kii kala yes maa ngi nuyu Babacar Kébé depuis Italia ma ne ko sama best gra ana gaay Cheikh sama jinne bi jëlal yes Khadim Gueye maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar et di nuyu Mami Diawo depuis Mbour ma ne ko borom philosophie borom vulgaire arobase yes ay waaw di nuyu sama sœur xarit Col Crazy béton armé ciment plâtre kooku di Souka Seck depuis Thiès yes ay yes non mais gars yi daa nekk tey moom xam nga da ngeen war a teew yéen ñëpp parce que tey seen invité c'est spécial c'est exceptionnel yes ay Aska au Monde aja nañ dem tur bi dama ko bëggoon lépp quoi mais garaaw ndaa wax tur bi pour gars yi comprendre man tey moom daa nekk kan moo aay yes waaye gars yi daa nekk seen invité de ce samedi c'est l'ancien ministre d'État libéral yes monsieur Babacar Gueye et par ailleurs porte-parole du Parti démocratique sénégalais kon Babacar Gueye ñu ngi lay béggee bu baax di la siyaar ñu ngi lay naan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yesaay aja sama gars yi amul seral amul ragal la daa nekk affaire bi Aska au Monde la yesaay yeah taal bu yàlla taal yes mais grand Babacar bul yëngatu dégg nga yes jëlal no gars yi xaaral ma wàññi sama loxo sinon dara du doy yesaay
ah yeah yes sama gars yi maa ngi leen di bégee bu baax di leen siyaar waa di leen rappeler encore daa nekk tey seen invité maanaam seen invité spécial yes de ce samedi yes monsieur Babacar Gueye l'ancien ministre d'État libéral et par ailleurs porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Dara du doy. Yes ay. Dama de gars yi affaire bi Askaw Monde la waay. Taal bu yàlla taal te kenn mu ci dara. Yes. Akasa. Yes. Añ dem waay. Tuumu. Acha. Et sama gars yi ba ngi leen di bégee big up à tout le monde, big up à tous et à toutes. Waa di leen bégee bu baax di leen siyaar militantes yi. Yes, c'est Askaw Monde chaque samedi à partir de 20h temps Sénégal et 22h ci diaspora bi man. Waa di ziar bu baax a baax sama gars yépp. Yes, suñu kilifa yi. Maa ngi leen di naan big respect à vous tous. Yes, c'est le combat. C'est le combat du peuple. Waaw benn combat la ñu am. Benn objectif la ñu am. Big up. Acha. Yes, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Askaw Monde Babacar Kébé maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko teg si loxo madame la présidente mu joxal ñu ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir Askaw Monde di rafetlu bu baax taxawaay bi ak liggéey bi di ñëw ak yéen rek si suñu émission bu am solo boobu émission kii kan la tey nag ñu am invité muy kan muy monsieur Babacar Gueye porte-parole du PDS moo nekk suñu invité tey ci émission kii kan la di wax ne mbokk yi rek xam naa dañuy xaar tuuti rek invité bi ñëw dugg nuyoo ñu commencé émission bi incha allah di wax monsieur Babacar Gueye madame la présidente Hélène de la Sopin mi ngi lay nuyu bu baax di la ziare responsable Askaw yëpp coordonnateurs yi coordonnatrices yëpp ñu ngi kontaan bu baax a baax ci nangu gi nga xam ne nangu nga ñu ko invitation bi ñëw fii ci Askaw Monde xam ne ni jot gi bariwul les xat-xat yi bari na ñëpp a ngi la soxla pour nga teew fa waxtaan ak ñoom tey nag nga ñëw ñu fii ci Askaw Monde ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm responsable yëpp di la sant bu baax di la gërëm di la wax dalal ak jàmm ci biir Askaw Monde ci émission kii kan la jërëjëf. waaw asalaamaaleykum Askaw Monde Babacar Kébé maa ñëwaat rek di leen nuyu baax di leen ziara di wax ni rek xam naa ci kanam tuuti rek incha allah suñu invité dana ñëw dafa fekkoon mu nekk ci yoon rek. moo tax waaye bu yeggee rek danañu def signe incha allah dana dugg ci waxtaan ak yéen kon ñu ngi xaar tuuti rek DJ ana DJ Serif ñëwal. Yes, asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal. Yes sama gaay maa ngi leen di siyaat bu baax di leen béggee yéen ñëpp waa maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam. waa Karimiste maa ngi leen di béggee di leen siyaar waa Askaw Monde béggee naa leen siyaar naa leen waa dama ne ku lim juum nag waaye ku limul tamit juum moo taxit nag duma mën a lim ñëpp waaye duma mën a bàyyi noonu donc maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin et di nuyu Assane Diop depuis aux États-Unis Babacar Kébé maa ngi lay béggee bu baax di la siyaar depuis Italia waa di nuyu sama jinne bi kooku di Gaye Cheikh et maa ngi nuyu les vrais combattants et les vraies combattantes waa Askaw maa ngi leen di béggee dama ne les vrais combattants de la liberté dama ne affaire bi Askaw la dama ne c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état dëgër këcc la puissance à l'état bambankat
waaw sama gars yi juste c'est pour vous rappeler que émission buñ daan def Aska au monde chaque samedi waa émission boobu dañ ko arrêté woon waa léegi dañ ko war a redémarrer incha allah waa ce samedi bii di nii ni ñëw waa samedi bi lañ ko war a redémarrer nag donc sama gars yi préparez-vous dama ne ça va bouger et ça va chauffer man comme de l'harmattan dama ne chaud et sec. waaw c'est samedi à partir de 20h au temps Sénégal la waaw mais fii diaspora 22h lay doon nag kon gars yi na ngeen préparé wu maa ngi leen di béggee bu baax sama combattant yi ak sama combattant yi dama ne affaire bi yéen la waaw Aska au monde la ñun Aska la ñu wax yes mbadi mbal kontona mbal tentula mbal jayda walal kafiño mal badi mal doko ma mun keta shérif ti mbal be kontona mbal tentula mbal jayla wa juste na kontondro mba folo la mun keta na futur président Karim Wade ani madame la présidente Hélène de la Chopin Assane Diop depuis aux États-Unis Gay Cheikh na jinno Babacar Kebe mbe konto na fan bulta anin fula na me singa kili laji ay ke sabati nko nyato anin santo wa donc mola émission mon keta kikal la émission mon ka kenu samedi au samedi Aska au monde donc a émission ya londi le nu barsa nyanta willa le kote ke donc ñi samedi au mon canal au mon keta sibitoti donc à 20h au Sénégal la tao donc mais mulbe diaspora avec la 22h le timan auto mbadi mala li fale wili kay liro futata tonto anu ni kulo ñorta si kumbanta ala barka jata allo Babacar Kébé donc comme li ma la ko waxee ci seen groupe staff boobu man je suis là depuis 8 comme ni ma leen ko waxoon 8 heures yéen rek lay xaar pour ñu commencer donc les questions-réponses. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Aska au monde Babacar Kébé ñi ngi ñëwaat rek di am mbégte di dalal suñu invité muy kan muy monsieur Babacar Gueye di porte-parole PDS sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jottali nuyoo responsable yépp ci Aska coordinateurs yi coordinatrices yépp ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di am mbégte bu baax nag ci nangul gi nga xam ne nangul nga ñu ko invitation bi te xam ni wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ni sa agenda xat na lool waaye bàyyi nga ca yitte yépp ñëw fii dalal ñu ci Aska au monde kon ñu ngi la ciy sant bu baax responsable yépp ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm xam naa dañ lay bàyyi rek ak madame la présidente Hélène de la Chopin mu dalal la tey ci émission kii kan la Aska au monde jërëjëf. asalaamaaleykum Aska au monde maa ngi nuyu ku ci nekk fii ci sa tur ak sa sant di leen masawu coono di balu àq si julli bi ñu génn di nuyu di sant di gërëm staff émission kii kan la ma am mbégte lool ak kontaan tey ñu dalal ci panel Aska au monde kii di Babacar Gueye Babacar Gueye nag sëñ Babacar Gueye di suñu frère di sunu mbokk di frère de combat doon koo xamante ni wax dëgg yàlla di royukaay man may partager ak moom loo xamante ni ay valeur la ak ay principe donte sax du ma jaayaate waaye mën naa ne su ngeen ma mayee nangul ma ko te yaakaar naa ni ñëpp dinañ ci bokk ànd muy góor mi di gaar mi ndax yàgg naa xeex wax dëgg yàlla ñëpp PDS lañ ko xamee ñëpp PDS lañ ko xamal bu muy metti booba dara doonul woon dara ñu traversé période pouvoir tey ñu toll ci loo
ñu toll ci diggante boo xamante ni nasaraan moo ngi koy wax période des vaches maigres maanaam ñàkk nguur nga xamante ni doon na lu metti xeex opposition mu nekk ci yëf yi metti aussi mu nekk ci rek mu téye ci rek mu constant loolu doon loo xamante ni ay valeur yu raar la ndaxte ñëpp dem nañu ñu bëri dem nañu ñu bëri bàyyi nañu ñi ci des bareetuñu te bokk na si ñuñ ci gën a ràññee il est sur tous les fronts il est partout Babacar Gaye doon aussi koo xamante ni fierté la kàngaam la kilifa la tey bàyyi na lépp loo xamante ni nar na ko def mu ñëw teew fii mu ñëw teewal ñu fi wax dëgg yàlla di ko ci gërëm di ko ci sant ci engagement am ci constantam ci fidélité am ci loyauté am metti na torop nag su ma nee metti na xam naa di ngeen comprendre que metti na torop te moom it dina comprendre waaye toujours rek sur même ligne ci la nekk kon sëñ Babacar Gaye notre frère ñu ngi lay ndokkeel di la masawu coono di la balu àq ci julli bu ñu génn ni di ñaan yàlla ñu fekkee déwén yu bare di la jox sa wàccuwaay ngay royukaay ngay xeexkat ngay ku bëgg président Abdoulaye Wade ngay ku jàppale Karim Meïssa Wade ñun aussi ñu jug jàpp ci xeex boobu yàlla boole ñu ñuy xàccandoor di dóorandoor kon nag dalal panel askaw egsi nga fii sa kër la ñu ngi lay dalal ak jàmm Babacar Gaye les mots me manquent parce que man sax naroon naa la woo ci diggante bi waaye dafa fekk rek ma jàpp may balu ak aussi téléphone bi moo bëggee parce que dama bokk ci groupe yu bëri mënuma cee génn fichier yi 10 looloo tax ma xaw a yéex a dugg waaye man mii naroon naa la woo liggéey bee ma jàpp di la balu ak bu baax di la dalal merci beaucoup merci notre frère Babacar Gaye bienvenue dans le panel de Askaw Monde merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah Babacar Kébé di ñëw rek ci première question bi di laaj monsieur Babacar Gaye tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Babacar Gaye lan nga ñu wax sëñ Gaye jërëjëf. asalaamaaleykum panel Askaw Monde maa ngi nuyu bépp membre Askaw jiital ci donc seen coordonnateur xam naa wala seen présidente muy Hélène Chopin di ko féliciter ci engagement am parce que xam naa peut-être coono yi muy daj rien que pour combattre l'injustice loolu moo ko ci dugal jàppale Karim parce que man xawmee moo ko woon yenn type de formation politique yenn yi kon am na mérite bu demee ba convaincre aussi ay nit ñoo xam ne peut-être bokkuñu woon PDS ñu engagé wu pour une lutte juste du ma def lu dul di ko remercier di ko féliciter di rafetlu aussi di ngeen organiser woo au plan communication gis naa chaque fois boo amee manifestation seen taxawaay mais surtout ni ngeen di doxalee maanaam seen liggéey kon dafa mel ni yéen a ngi investir seen xaalis rien que pour que ça marche kon nag vous méritez des félicitations. di remercier aussi Babacar Kébé bi nga xam ne maa ngi moom dañu bokk dëkk Saloum te bu fekkee ne accepté naa tey di def ay émission ak ay panel WhatsApp yàlla ak moom la ndax man bàyyi woon naa depuis très longtemps di def ay conférences à travers les réseaux sociaux parce que d'une part ñàkkul ni ñu koy organiser arrangé wu ma parce que on perd beaucoup de temps ci ay salaamaalek te li am solo mooy liggéey bi ñu jublu ci pour mën ko def te ñu bari souvent du ñu bàyyi xel loolu. deuxième bi mooy comme ban dama nekk parti démocratique sénégalais te nekk le porte-parole du parti démocratique sénégalais du may faral di mun di nekk ci panel yi ndax débat yi nga xam ne moo ci am des fois am na nu muy demee ba sama wax mun nañ ko interpréter noo xam ne bokkul ak li nga xam ne man moom laa bëgg di wax rawatina bi nga xamee ne dama am benn franc parler rawatina bi nga xamee ne dama am maanaam benn honnêteté intellectuelle ba li ma bëgg a wax bu ma ko war a wax dama koy wax. or ñi ngay waxal xamoo ñan lañu ñu ci bëri peut-être am nañ formation politique mën naa am ñoo xam ne amuñ formation politique
xamoo wax jooju fan lay dem loolu moo taxoon ma arrêté di wax ci ay panel loolu ngeen jégal ma ko mais tey vraiment comme dama mayoon 1 heure de temps Babacar dinaa respecter sama engagement question bi nga xam ne moom nga posé je pense que tontu ci dina xaw a jafe ndax sama parcours dafa gudd lool fi ma jaar dafa gudd lool mais dinaa leen ci ñemal tuuti rek pour ngeen xam peut-être davantage pour ñu ma xamuloon d'abord bi ma juddoog léegi am na 63 ans juróom-benn fukki at ak ñett maa ngi juddee dëkk boo xam ne mu ngi tudd Jokkul Mbelbuk ak Babacar fu mu dëkk muy Ngeer ñaakaar naa warul mat 10 kilomètres mais naturellement samay parents comme Kaffrine la ñu installé woon sama naissance Kaffrine moo ci nekk et puis Kaffrine mooy sama grande famille fa la ñu basé mais sama lieu de naissance exact ci Jokkul la benn village léegi commune la. Ensuite dugg naa école baccalauréat dem naa université 2 ans rek laa fa def génn dem jàngale ji nekk instituteur ensuite réussir concours ENAM cycle B 1986-88 ma génn foofu nekk major de ma promotion contrôleur économique. Ensuite 1 an la liggéey administration ñu dàq ma ndax parti bi en 1991 ci laa def départ volontaire génn maanaam administration sénégalaise no 90 excusez-moi bon depuis lors ma créé naa fi ay société liggéey naa ci société yoo xam ne dama nekkoon en collaboration ak samay benn xarit ba 2001 laa dooroon nekk député président groupe parlementaire ensuite nekk président commission affaires étrangères en 2003 nekk vice-président assemblée nationale en 2005 nekk ministre directeur de cabinet politique du président de la République en 2007 après ñu élire ma président du conseil régional de Kaffrine en 2009 ma revenir nekkaat ministre d'État chargé des affaires politiques auprès du président de la République en 2010 après ma démissionné encore ci fonction yooyu pour rester président du conseil régional ba 2014 depuis boobu ba léegi nag defuma benn activité lu dul di gérer samay affaire man ak sama famille li ci des politique xam ngeen ko secrétaire général bu fédération Kaffrine maa ngi commencé ànd ak Ablaye Wade 1980 su ma juumul 81 boobu ba léegi jàpp naa ne taxawu naa PDS ni ma foogee ne moo gën c'est vrai que entre 1998 ak 1999 génn nañu parti bi parce que dañu amoon divergence ak président Ablaye Wade à propos de Idrissa Seck créé li ñuy wax parti libéral sénégalais bokk naa ci ñi ko créé ñi ko sos ak ñoom Ousmane Ngom ñoom Cheikh Tidiane Touré Momar Diop Léopold Faye Kassé Omar Diouf bari woon nañu parti bi ñi ci amoon solo yëpp presque dañu meroon créé maanaam parti libéral sénégalais ak Abdou Aziz Diop bi ak Koumba Ndiaye Ziguinchor malheureusement bi ñu demee ñoom en 99 bëgg a dem ne dañuy jàppale Abdou Diouf ci la démissionné le 12 novembre 1999 parce que ci laa wax ab Ousmane Ngom ne ko man du ma ànd ak Abdou Diouf ci la Abdoulaye Wade yebalee Idrissa Seck ak Papa Diop ñu ngi may dégg ak Lamine Ba pour que ma dellu siyaat ci biir parti démocratique sénégalais. loolu moo tax président Abdoulaye Wade bi mu jëlee nguur gi li mu ma njëkk a wax mooy fan nga bëgg ma nommer la ma ne ko nulle part loolu moo tax de 2000 à 2001 gisu leen ma ci gouvernement gisu leen ma ci benn fonction ministérielle gisu leen ma ci benn fonction direction. pourtant wax naa président mu am ñoo xam ne maa leen xam ay cadres yu nekkoon ci parti bi man maa ko suggéré ne leen ñii wuta leen liggéey parce que boobu ñu ngi nekk ci ay difficulté tey gis naa ñooñu nañ ko def ñooñu ma waxoon ñëpp bàyyi nañ ko du ma tudd kenn. kon bu ma paree ci loolu nekk aussi membre du comité directeur secrétaire national chargé de l'orientation des stratégies et des réformes waaye aussi nekk le porte-parole du parti bokk ci ñi nga xam ne daal gëm naa ne am nañ confiance président Abdoulaye Wade loolu daal jàpp naa ne mooy may kan am naa jabar ak juróomi doom loolu je pense bokk na ci li nga xam ne peut-être mënoon ngeen ko xam ci man ma leen di bàyyi nag ngeen posé seen question di jéggulu bu fekkee wax ji gudd na. Askan Monde ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di ñëw rek di leen wax ni ki nga xam ne mooy sëñ Khadim Gueye
coordinateur askaw jidde ci Baxdaat mooy ñëw dugal question yi kon sëñ Xaadim mun nga dugal question yi ñu commencé émission bi ndax temps bi dañoo xat jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum sëñ Babacar Gaye porte-parole du PDS ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di rafetlu sa taxawaay ak honoré bi nga orale le panel askaw monde tey si émission kii kan la ñu ngi la si remercier bu baax di rafetlu sa taxawaay. donc pour gàttal rek comme que heure bi dafa xaw a dem donc doon la laaj rek benn question bu fi njëkkoon ñëw mooy Babacar Gaye kañ la dugg si politique fan la jaar pour nekk politicien fan la débuté sur le mouvement la débuté wala parti démocratique wala beneen parti wala lan moo ko motiver pour mu nekk un politicien merci jërëjëf. waaw bi nga xamee ne waxoon naa leen kan la question bi ñëw di ma laaj kañ laa dugg ci politique wax naa ko c'est vrai que PDS 1980 laa commencé donc di fréquenter président Abdoulaye Wade mais loolu li ko jiitu bi ma nekkee université dama nekkoon partisan wu Cheikh Anta Diop ay 1975 76 77 ma commencé di liggéey ak la Ligue démocratique bu nekkee en clandestin boobu nekkagul parti Ablaye Bathily ak ñoom Mbaba Guissé Rawane Fall Bouba Fall Matar Diak Mbaye Diak El Hadji Babacar Cissé dama daan jaay journal Vérité journal boo xam ne da daan tas xibaar boobu amul ay soleil rek moo fi nekkoon def lu ko neex su ma demaan vacances dama daan jaay ay journaux ñu koy tuddee Vérité loolu bokk na sama jaar-jaar Abdoulaye Wade 1981 bi nga xamee ne Abdou Diouf kii jox na ko nguur gi Senghor loolu moo ma gënoon révolté ma gis président Abdoulaye Wade taxawaayam ak radicalisation bi parti bi defoon ci jamono boobu ci laa adhéré même bu fekkee ne congrès bi nga xam ne parti bi def na ko son premier congrès à Kaolack fekkee naa ko mais boobu du ma militant dama ñëw fekkee seetaan comme ñëpp ñi nga xam ne dañ daan fekkee di seetaan ay manifestation président Abdoulaye Wade parce que jamono boobu quand même yaakaar naa maa ngi war a toll ci ay 20 ans 21 ans yu mel noonu loolu aussi bokk na ci histoire bi nga xam ne mun naa ko bind ci waa parti démocratique sénégalais. président di la laaj ci tripatouillage constitution bi lan moo si sa xalaat mu nekk sama première question man la Souka Seck. réponse bi nga xam ne moom lay jox Souka mooy tripatouillage ay constitution débat la boo xam ne langage boobu sax jarul ñun ñu ciy sori parce que de toute façon ñi ko doon wax mooy Abdoulaye bi mu nekkee au pouvoir opposants yi ñoo doon wax ne buñ modifier constitution dañ ko tripatouiller jàpp naa ne constitution dañ ko war a changer bu fekkee ne askan wi ci boppam moom moo bëgg a changer doxalinu réew mais mën nañ ko def bu mu gën a dëgër nag comme États-Unis wala comme Angleterre bi nga xam ne ñoom seen constitution binduñ ko sax Magna Carta la loolu aussi bokk na ci lii gën a dëgëral maanaam ay institution maanaam ñuy bañ di laal constitution bi comme États-Unis foog naa ay quelques amendements moo fa am ay 4 xaw ma ñaata mais fii moom buñ demee ba situation yi ñëw rek ñu jéem a changer constitution bi kon jàpp naa ne war nañoo toog waxtaanaat bu baax a baax a baax conclusion yi nga xam ne assises nationales yi defoon nañ ko donte ñun bëgguñ ci woon bokk mais li taxoon mooy dañ ko def pour xeex Ablaye Wade mais defuñ ko woon parce que dañ bëggoon jagal mais quand même li ci génn comme résultat war nañ ko mën a tegaat ci table ji jéem a seet nuñ ciy d'accord ñun ñëpp ñu tabax benn constitution boo xam ne dañ koy verrouiller définitivement wax ne lii kenn waratu ko laal kon nag loolu daal mooy sama xalaat ndax réew askan bu nekk am na sañ-sañ modifier constitution am rawatina mag ñi fi nekk tey bu ëllëgee ñoom liñ gëm mun na am dans 50 ans dans 100 ans xale yi nga xam ne ñoo fay ñëw ñooñu duñ bëgg ñoom tam bëgg lu mel noonu bëgg nañu changer bu fekkee ñoom forme républicaine boobu wala forme bi nga xam daal seen réew moom lay doxee moom d'accord ñu ci. Deuxième question bi par rapport à la modification du code électoral aussi foofu aussi bëggoon naa nga leeral nit ñi code électoral bi lan lañ ci wax ak article L57 bi nga xamante ne dañ ci dugal le mot électeur ñi nga xamante ne dañuy dégg le fameux article boobu noonu toujours ñu koy wax te ñu ciy tiital suñu militants yi di wax ni Karim mënul nekk candidat ndax dañ koo tënk ci article 57 loolu aussi ma bëggoon nga indi ci ay leeral bëggoon nga indil ñu ci ay leeral ci article L57 boobu noonu. beneen question bi semaine passée si gémmiñu le coordonnateur adjoint Omar Sarr dama dégg ci presse bu muy wax ni Karim mun na nekk candidat mais aussi moom dañ koy compter bulletin il faisait allusion à un bulletin blanc ko foofu aussi bëggoon naa nga éclairer ñu fa foofu yi tamit par rapport
ak propos coordonnateur adjoint Omar Sarr. ngeen may ma aussi ma anticiper ci question yi nga xam ne foog naa Souka Seck posé na ko mooy premièrement li nga xam ne mooy affaire Khalifa Sall mooy décision bi nga xam ne moom la Cour suprême joxe ci Karim Wade ak wax ji nga xam ne peut-être Omar Sarr moo ko wax jëmale ko ci candidature maanaam Karim Wade pour li concerner Khalifa Sall d'abord bu ngeen seetoo Macky Sall moom moo bugg a faagaagal bépp opposant boo xam ne daal mën na ko gêner Khalifa Sall biñ ko condamné première instance maanaam mooy tribunal première instance pour Dakar 5 ans de prison ak amende bu am tokk bu 5 millions mu war a rembourser 1 milliard 800 millions dafa defoon appel boobu ñëw confirmer gën a dëgëral encore li nga xam ne mooy condamnation bi muy 5 ans yokk amende bi am na benn jigéen boo xam ne sax dañ ko bàyyi woon moom dañ ko jàppaat 5 ans loolu mooy li nga xam ne mooy li bees ci situation kii Khalifa Sall waaye Khalifa Sall dese na ko nag possibilité mooy comme Karim Wade nu mu defoon Khalifa Sall mun na def li ñuy wax cassation mu dem Cour suprême ba laaj ne leen ñii li ñu def baaxul nañ casser maanaam li nga xam ne mooy arrêt wu cour d'appel bi même bu fekkee pare na foofu itam mun na def li ñuy wax rabat d'arrêt yooyu yëpp ay procédures yoo xam ne dese na ko loolu moo tax bi nga xamee ne Macky Sall jël na décision ci suba gi nga xam ne mooy démb mu jël arrêt benn décision muy décret maanaam révoqué Khalifa Sall jëlee ko ci bopp mairie Dakar Sénégal yëpp ñoo yéemu ndax benn tegu ko ci yoon ñaar gaaw na gaaw goo xam ne ñëpp jàpp nañ ne daf ko bëggoon rek toroxal dafa bëgg a def politique dafay faywante ñett def na loo xam ne fi mu ko teg teguwul ci yoon li tax dafa am loo xam ne droit la président mun na révoquer maanaam maire boo xam ne dañ la condamné définitivement président mun na révoquer maire wala adjoint boo xam ne dafa rey nit wala li mu def dafa méngoo ak rey foofu moom par force la waaye bu fekkee ne condamnation rek la comme ni ñu bëgg a def Khalifa Sall ci affaire usage de faux wala yu mel noonu yoon dafa wax ne président mun na révoquer comme mën na bañ a révoquer kon bu révoquer rek dafa am bëggoon a révoquer maanaam kon dafa tànn moom révoquer donc moom moo choisir dàq Khalifa Sall waaye dafa am jalgati bu mu def ci yoon ndax dafa am lu ñuy wax loi organique portant maanaam conseil cour suprême loi organique boobu daf ne article 36 maanaam décision bi nga xam ne dafa jógee ci cour d'appel bu fekkee ne dañ ko yóbbu cassation wala diggante bi nga xam ne dañ ko war a yóbbu cassation muy foog naa 6 jours wala buñ ko yóbboo cassation ba pare dootul am benn effet tant que cour de cassation joxewul ndogal kon mel na ni décision bi nga xam ne moo génn cour d'appel président Macky Sall maanaam wékku ci amul sañ-sañ bi parce que pareegul mu ngi mel ni Khalifa Sall fi ñu toll lépp leer na ne moom moo def tooxi dooni alors que cour suprême mën na wax ne defu ko kon décision bi c'est illégal juriste yëpp loolu la ñu wax. léegi ma ñëw ci kaawu Karim Wade dafa demoon cassation ndax bi mu ñëwee tribunal grande instance xam ne ñooñu dañuy rendre décision dernier ressort foofu amul appel ne dañ ko tooñ ci inscription ministre de l'intérieur moo effacé turam ci li muy inscription tribunal bi nga xam ne ci la demoon muy tribunal grande instance daf ne moom amul compétence def ko parce que Karim waru ko defee foofu avocat yi ak Karim jël dossier bi yóbbu ko cour suprême fi mu na nekkee benn pour que mu atte li nga xam ne moom la tribunal boobu atte tribunal bi nga xam ne mooy cour suprême moom itam démb mu décidé ne moom itam amul compétence ne Karim Wade dafa waroon dem Koweït fi nga xam ne fa la woon bindoo pour réclamer fa foofu juriste yi yëpp d'accord nañ ne liñ wax teguñ ko ci yoon li tax benn du affaire sax ay résidence ak yooyu loolu dëgg la suñ la tooñee fa nga dëkk fa nga mën a demee porter fa plainte waaye loi aussi dafa wax ne ki la tooñ bu fekkee dafa nekk Thiès dëkk Thiès boo koy porter plainte tribunal Thiès ngay dem
bu fekkee ne li ngeen séq bi muy am mu ngi amee Kaffrine bu la neexee nga porter ko plainte Kaffrine waaye dafa am leneen lañ ci teg loo xam ne droit administratif la autorité administrative bu jëlee décision boo xam ne dafay porter greffe maanaam dafa la tooñ boo koy porter plainte yaa ngi koy porter plainte juridiction bi nga xam ne administration boobu foofu la nekk bu doon société boo xam ne dafa nekk Thiès mu tooñ la Thiès nga koy porter plainte bu fekkee ne benn maanaam direction la nationale otom fiir la boo koy porter plainte ndakaaru gi société bi nekk nga koy porter plainte ministre de l'intérieur Dakar la nekk Karim Wade bu nekkoon France it buy porter plainte ministre de l'intérieur ndakaaru la koy porter plainte mënu ko porter Koweït beneen bi nga xam ne mooy point boo xam ne aussi du dëggul taxawul xam nga kañ la Karim Wade mënoon maanaam def li ñuy wax recours ci ambassade Koweït bu fekkoon ambassade Koweït bi mu bindoo ambassade Koweït commission ba ci taxawaay dañ koy wax ne ko yow sa mbindu bi mënuñ ko nangu bind jox ko ne ko mënuñ ko nangu rejeté ko bu boobaa am na sañ-sañ def recours foofa ci ambassade ba ne dañ ma bañal sama inscription mais dafa bindu ba pare bañ indi ko Dakar autorité Dakar yi direction des élections ñoom ñoo jël décision effacé ko ci liste yi nga xam ne moo jógee Koweït loolu moo tax ñu jàpp ne conseil constitutionnel non cour suprême bi nga xam ne moo wax incompétent moom itam deful li ko war léegi nag ban conséquence lay am moo tax may terminer ci sama prochain audio répondre ci question bi nga xam ne moo lié ak candidature Karim Wade ak li ci Oumar Sarr wax. lu bokk ci décision conseil constitutionnel excusez-moi lu bokk ci décision cour suprême bu démb bi foofu lim def mooy Karim Wade mënatul fi ñu toll am inscription lu dul mu def rabat d'arrêt bi ñëw yàq arrêt bi nga xam ne moom la cour suprême jëloon gëmuñu ko parce que Badio Camara def loolu waaye inscription ak candidature bi dañu bokkul ndax li tax Oumar Sarr wax ne Karim Wade candidat la ba tey donte inscription bi yàq nañ ko mooy loi bi dafa wax ne ci L57 pour nga nekk candidat il faut nga nekk sénégalais électeur loolu lañ changé loolu lañ ci def léegi ñoom foogoon nañ ne buñ ci defee sénégalais électeur rek yàq nañ mbirum Karim Wade parce que du mën a inscrire mais liñ xamul mooy kan mooy électeur loi bi nga xam ne mooy loi électorale moom moo définir électeur mu ngi ko définir ci article L27 daf ne et ki nekk électeur mooy sénégalais bi nga xam ne bu góor wala bu jigéen am fukki at ak juróom-ñett am droit civil ak politique te bañ a am benn gàllankoor benn laago loo xam ne mun na tax loi moo ko prévoir ba tax sañ-sañam yi du ko mun a exercer benn Karim Wade góor la am na 18 ans am na droit civil et politique ma fàttali leen ne Sidi Kaba répété na ko ba pare amul benn incapacité prévue par la loi bu ko dab lan mooy incapacité prévue par la loi bi ci jiitu mooy nga nekk ndaw wala amoo sañ-sañ bi ci topp mooy nga nekk mag majeur mais nga am ay télé soit nga feebar wala sa xel wàññeeku wala mënoo déplacé wu droit yi nga am pour nga exercer ko mun na am dañ koy dénk sa famille wala dañ lay def sous protection judiciaire maanaam dañ lay dénk daal yoon loolu mooy curatelle am na beneen boo xam ne mooy maanaam tutelle nag mooy ku dem ba mënal la sa bopp dara amoo benn possibilité def dara kooku dañ lay dénkaane maanaam sa tutelle comme xale ni papam nekkee tutelam yow mag moomu sa doom mun na nekk sa tutelle sa avocat mun na nekk tutelle bi wala sax tribunal mun na nekk tutelle wala koo xam ne dafa vraiment dañ ko interdire maanaam am droit bandi boo xam ne day yàq lu nekk lay def ba yooyu yëpp ñu tere ko incapacité la kooku dañ koy incapacité par une décision de justice loolu mooy 4 incapacités yi yooyu yëpp dalul benn yoon Karim Wade loolu moo tax Oumar Sarr wax ne certainement Karim Wade bu nekkee candidat itam du mën a wote maanaam du mën a jël carte dugal ko ci urne mais nit ñi mën nañ ko woteel. Babacar Kébé maa ngi lay remercier bu baax sa taxawaay donc doon laaj monsieur Babacar Gaye ne ko carrément comme ñoom tribunal grande instance bi ñu njëkk a dem donc ñoom dañ leen ne ils sont incompétents pour juger requête Karim Wade ñu demaat cour suprême
Cour suprême tamit waxat leen ils sont incompétents donc dama dégg ay juristes ñu ne Karim Wade warul woon dugal requêtam fii fi mu inscrit la waroon foofu la waroon dugal requêtam maanaam Koweït fi mu résider instant yi foofu la waroon dugal requêtam donc yow lan nga mën a expliquer nit ñi sur ce problème là merci jërëjëf. waaw maa ngi lay sant bu baax di la gërëm dernière question bi nga xam ne moom moo dugg si léegi tontu naa ko leeral naa pourquoi Karim Wade recours bi mënoon ko def Dakar parce que recours bi mu waroon def Koweït bokkul ak bii façon recours bi mu waroon def Koweït mooy recours boo xam ne Koweït dañ ko notifié ne ko dañu rejeter inscription or Koweït notifié wu ko rejet inscription waa Dakar ñoo annulé inscription bi nga xam ne moom la defoon Koweït kon Dakar la mënoon defee requête te fii la defee requête te yoon lu mu wax mooy booy def requête recours da nga koy def devant le tribunal de grande instance loolu daal tontu naa ci mu leer a leer ci émission audio yi nga xam ne ci kaw la te concerné Karim Wade. waaw salaamaaleykum askaw mondu Babacar Kébé maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu suñu invité di monsieur Babacar Gaye di laaj Babacar Gaye rek lan moo taxoon moom mu njëkk nekk nit koo xam ne moo proposé woon Karim Wade na nekk candidat PDS lan moo taxoon mu proposé ko lu laa bëggoon a xam jërëjëf. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di répéter sa question bi nga ne lu tax mu nekk man ma proposé candidat Karim Wade waaw dafa fekk ne boo ko seetloo Karim Wade ba 2012 jàppoon naa ne askan wi joxuñ ko woon bopp rawatina ndaw yi nga xam ne ñoo doon manifester ak opposition bi pour daaneel président Abdoulaye Wade waaye bi nga xamee ne Macky Sall ubbi na dossier CREI yi 2012 mbir yi nekk ci ba 2014 novembre ci diggante bi def nañ fi ay manifestation yoo xam ne mobilisation parti bi ma gis ñi nga xam ne ñooy ndaw ñu bari di revendiquer seen soutien à Karim Wade ma xool parti bi ñu ci bari commencé di ko jox statut responsable ma gis ne donte moom yëngum ci biir PDS demeewuloon noonu li gënoon ëpp solo moo doon temps yooyu génération du concret la daan gën di def mais fii dama seetlu ne comme ñu ngi dëgmal jëm ci élection 2017 boobu dañ jàpp ne élection yi day nekk 2017 ma xool situation bi nekk ci parti bi ma xam ne moo ci ëpp popularité jamono boobu te ma xam ne mu ngi ci biir kaso bi booba laa njëkk a wax en novembre 2014 ci benn émission grand jury laajuma ci kenn waxuma ci kenn tàgguma ci kenn nit yàlla nga ma tiim Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy suñu responsable sax nekk papaam musuma toog ak moom di wax affaire ay candidature Karim Wade 2014 jàpp leen date boobu de novembre ma ne bu fekkoon ne PDS day am nañ xalaat dañuy tànn Karim def ko mu nekk seen candidat élection 2017 li taxoon ma def ko wax loolu dafa am lu ma ci laxasoon loo xam ne mënuma koon wax jamono booba dama bëggoon comme Macky da ko jàpp tëj ko gaa ñi yëngatu nañ façon bu ne parti bi façon bu ne jéem na ko sottiwul ma ne kii pour que Macky Sall ragal opinion publique nationale ak opinion publique internationale il faut que ñu jóg utal ko statut boo xam ne day nekk leaderu parti bi nga xam ne moo gën a nekk parti opposition bu gën a mag ci Sénégal nañ ko def candidat annoncé ko léegi su ko defee bu ko juge nar a atte dañ koy atte en tant que candidat du parti le plus représentatif du Sénégal waaye novembre décembre janvier février dara xewul su ma mag gën a àddina mois de mars président Abdoulaye Wade ñëw di ma jaale si ñëw sama kër mag Mermoz jour boobu la njëkk wax maa ngi moom lu jëm ci candidat moom moo wax sama mbokk yi fi ñuy toog sama relation ak moom ak ni ma ko jàppalee ba mu nekk président ni ma ko accompagner bi mu nekkee président loyauté bi nekk sama diggante ak moom
confiance bi nga xam ne moom jox na ma ko te nee na fàttalikuwul moom fu mu ma defalee dara moom moo ko wax Abdoulaye Wade man waxuma ko moom moo ko wax ñëpp a ngi koy fekkee mu ne li ma ci gën a neex mooy France laa toll dégg mu naan dañu war a def candidat Karim kon kii ku ma bëgg la ku bëgg sama njaboot la moo tax njabootam buñ xewlee lu mënta xew naa fa teew bu doon sama sago Kaffrine lay dem waaye moom moo wax naa yem Dakar ma tontu ko ma ne ko président man bul wax ne defaloo ma dara ankay lu ma xarañ lu ma am qualité lu ma mun politique soo ma wóoluwuloon teg ma ci yenn place yi wóolu ma di ma sant liggéey kenn du ma xam loolu man moo ma gënal lu ne mooy yëgal ak fonkel te it bu ma gëmuloon ne Karim mënul ne candidat dama ko wax ñuy dem di dem ba mu yàgg président annoncé ne léegi dañ bëgg def congrès mois de juillet pour sànni suñu candidat ma ne ko loolu boo ko defee musibaam ci diggante bi dina fekk Macky Sall tëj Karim mais li ma gënaloon mooy ñu def ko mu gën a teel loolu moo indi ñu convoqué bureau politique transformé ko congrès ma présenté candidature am ku bëgg na ñëw bëreeg moom mu gañe leen gañe bu rafet ci démocratie mu nekk candidat bi président maa ngi moom wax sax mu ne ma parti bi est-ce que nañ nangu ma ne ko parti bi démocratie moo fi dox nañu convoqué bureau politique ma ne ko tey gëm naa ne bu fekkoon ne yàlla mayoon la nga am possibilité encore nekkaat candidat boo posé candidat moom bu posé candidat am na ñoo xam ne moom la ñuy woteel mu ree loolu bokk na ci histoire u Sénégal bokk na ci histoire boo xam ne parti bi la défendre ko di ci xeex ñu bari génn parti bi parce que ñooñu gëmuñu woon Karim Wade bi ma ko waxee am na ñu bari waaye xanaa ki dafa dof ñun dañ fi nekk nangam ak nangam ñooñu tey kenn ku si nekk yaa ngi ni di xogaleku am na ñu dem am na ñu des ci biir waaye bi ma koy wax dama bëggoon que les rats sortent du trou je pense que j'ai pas eu tort tey Karim Wade moo nekk homme politique bu gën a populaire Sénégal loolu mooy dëgg. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa panel bi yëpp ku ma fekk si bunt bi ñëpp di leen gërëm di sant di leen gërëm di nuyu sama papa sama nijaay sama lépp muy Babacar Gaye mu dëkk ñu bokk dëkk Saloum mu dëkk Kaffrine ma dëkk Ndiklaan kon maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm man ne benn question la am la ma laaj tey bu ne ba loi éliminé Karim Wade ba ne mënu nekk candidat léegi nan la ñuy def ñun ba am candidat boo xam ne dañu may représenté yow saa yi loolu mu sama problème kan lay parti préparé pour candidat léegi ndax xam naa gëm naa ne Karim Wade na nekk candidat ma gëm naa loolu saa yi loolu lay laaj. waaw sama mbokk maa ngi lay gërëm di la sant sama mbokk Saloum xam nga débat boobu dafa mel ni gaa ñi bëgguñ di ko wax te fiñ toll fukki militant yoo dajal juróom-ñett yi au moins dinañ la laaj loolu dëkk bu la woo ci mooy Fongolémi di Matam di Ziguinchor di Saloum di Pikine di Guédiawaye toujours même question bu fekkee Karim Wade nag mënul nekk ñun nu ñuy def ba présenté foofu ñaari tontu la ci tontu bi njëkk mooy parti bi moo décidé def Karim Wade candidat congrès moo ko defoon diggante bi amagul benn congrès bu ko dindi su nar a dëñ congrès moo koy dindi démocratie moo koy dindi ñaareel ba parti démocratique sénégalais allah kulli xaalin dina dem ci élection yi ñun li ñu gënal mooy Karim Wade nekk suñ candidat parce que wóor nañu ne avec Karim Wade dinañ gagné Macky Sall waaye it nañu bàyyi xel ne problème bi du problème mu Karim Wade problème mu Macky Sall la jëlee fi Macky Sall jël Sénégal bi nga xam ne dafa këpp ñu wëlbati ko mun a tegu ci raay loolu PDS daf ci am responsabilité te responsabilité boobu PDS dina ko assumer te xam naa ne bu fekkee ne am na solution président Abdoulaye bi ma xam ni mu amee xarañ ni mu mun a xeexee ci politique bu jotee dinañu wax fan la ñuy jaar ba am solution loolu daal moom laa gëm app bi nag moom xamuma kañ la mais lu jot na.
salaamaaleykum wa rahmatullah waa Aska Monde maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu bu baax a baax sëñ Babacar Gaye moom ñu dalal ci biir Aska Monde sa frère la Gaye Cheikh Gaye chargé de société de la massification Aska Monde maa amoon benn question rek moo bëggoon a laaj sëñ Babacar Gaye waa PDS comme verdict bi ñu joxe ci leen doon toppee Karim Meïssa Wade ak verdict bi ci Khalifa Sall bu verdict yooyu yëpp passé lan la waa PDS war a positionné wu fii ba élection yi nan lañ ciy taxawee ak militants yi. waaw bi nga xamee ne affaire Khalifa Sall joxe nañ ci verdict boobu jeexagul bu Karim Wade jox nañ ci beneen verdict des na sax rabat d'arrêt xaw ma nag moom lu mu décidé mook avocat am yi mais lu ci mënta am jàpp leen ne parti démocratique sénégalais taxawaayam daal dina ko taxaw te li war ci diggante fii ñu jëm ci élection yi dinañ ci waxtaan ci suñ biir parti nag laa wax bu fekkee ne am na ndigal pour siiwal la nga xam ne moom la parti bi décidé dinaa ko siiwal mais li nga xam ne mooy suñu panel bi duma ci mën di wax li nga xam ne moo intéressé parti bi directement wala loo xam ne ay option stratégique la ndax ñi may déglu xawma ñan lañu ñi may déglu xawma ban militantisme la ñu am ba tax na question stratégie yi moom jàpp naa ne pour ma jox leen ci tontu dina jafe ndax loolu du sama cër en tant que porte-parole du parti waaye nag am na loo xam ne mënta ñàkk li mënta ñàkk mooy lan mooy PDS wax naa ko dinaa ko baamtuwaat ñun duñu PS ñun dañu am vécu Ablaye Wade li mu liggéey ci réew mi li mu tabax réew mi fi mu bëgg a jëmee réew mi partem du seetaan ñuy toog ba mu loolu nërmelu dinañ taxaw temm pour li nga xam ne mooy héritage Ablaye Wade mu sax ñun dañu am obligation ñun ñi nga xam ne ñooy responsable yu mag yi transférer xale yi parti bu dëgër parti boo xam ne daf fi nekk dayman dappe maanaam pour toute l'éternité. waaw salaamaaleykum sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar man la Dan Gassama depuis Pointe-Noire Congo Brazzaville maanaam man dama amoon ñaari question di ziar nag sëñ Babacar Gueye bu baax a baax di ko ziar di ko nuyu di ko ziar ñaari question la amoon bu njëkk bi maanaam mooy ci mbirum carte d'identité yi ndax PDS maîtriser na taux bi nga est-ce que am na actuellement fi ñu toll am na information ci taux bi nga xam ne ci carte d'identité récupéré nañ ko maanaam ba seen borom jot ci ak ñaata moo des ci loxol commission yi ak bi ci des deuxième question bi maanaam ci boo xoolee temps bi PDS jël ci mbirum procédure Karim Wade ñuy yéeg ko wàcc te jamono boobu yëpp Macky Sall moom mu ngi doxal politique am ndax instant boobu loolu du am benn tardement bu muy am ci PDS ci ñu jëm ci élection maanaam jamono bi ñu moo waroon leen a fekk ci pré campagne loolu laa doon laaj jërëjëf sëñ Babacar ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw Dan Gassama maa ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu waa Congo léegi question bi nga posé bu njëkk bi lu jëm ci ratio taux yi nga xam ne mooy récupération carte d'identité yi loolu moom mënu ma la ci jox réponse xam naa ne il faut que ngeen posé ko Cheikh Dieng mi yor affaire électorale moom mu mën leen jox réponse bi nga xam ne moom moo gën a juste moo gën a baax. deuxième question mooy ndax maanaam procédure yi nga xam ne moom lañ doon topp Karim Wade temps bi mu jëlal parti bi ndax du ñu indil préjudice ankay ndax lu ci bari boo ko seetee juróom-benni at yëpp parti démocratique sénégalais daf ko topp ci ay procédure ay procès ay toppante ay police ay jàpp ay tëj ay kaso loolu wàññi na suñu temps lu bari moo tax temps bi nga xam ne moo fi des moom waruñ ci am benn sàggan bàyyi benn minute de préparation pour jëm ci élection yi parce que dafa jot 6 mois de septembre dugg na mu des septembre octobre novembre décembre nga war a déposer candidature janvier pré-campagne février élection bi loolu yegsi na matatul 6 mois loolu nag parti bi war na vraiment jël matuwaayam ci nu mu gën a gaawee décider comme ni ko yeneen parti yi defee taxawal structure boo xam ne mooy gérer lu jëm ci campagne électorale bi koo xam ne peut-être suñu candidat war na moom
rapidement organiser wu seet ñi nga xam ne wóolu na leen le temps que moom mu ñëw ñu mën a nekk organiser parti bi organiser suñ coalition organiser militants yi organiser mouvement de soutien yi pour que ñu mën a def liggéey bi nga xam ne mooy liggéey politique bi pour gagner élection yi nga xam ne ci lañ dëgmal loolu daal sama conseil la boo xam ne man mun naa leen ko wax partager ko ak yéen mais kooku sama xalaatu bopp la parti bi nag waxagul dara ci li ma gis daal mooy dinañ préparer dugg ci parrainage bi incha allah fii ak 8 jours comme ni ko Oumar Sarr waxee woon ci suñ dernier comité directeur. asalaamaaleykum mbokki Askaw Monde ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiital tu nuyoo bi nag présidente Hélène xam naa merewu leen ma gën ñamaa dugg mais ku mel ne sëñ Babacar Gaye moom li may ñàkk jot moom vraiment bu duggee vraiment tamit dañu ci kontaan ñun militants yi parce que aussi nit koo xam ne ci rang bi mu nekk ci PDS bu nangoo lii rek vraiment tamit xam na ni mu jegee population bi ni mu bëggee jegee militants yi aussi bañ leen a découragé loolu moo tax man nag maa ngi tudd Moustapha Fall ñu may wax Askaw Lodi may yore porte parole section PDS Milan et province sëñ Babacar man xam naa danaa wax rek ne ku jege militant yi nga lu tax moo di ne ku bëgg aussi sa askan nga fi ma koy tey rek mooy maa ngi fàttaliku bi nga nekkee ministre d'État ci présidence de la République am ñoo xam ne ni sa jeune frère boo xam ne ni mën naa ko citer sax muy Aliou Sow dafa tëb ne waruloo nekk ministre di nekk président conseil régional bu Kaffrine yow nga préféré bàyyi présidence de la République ba poste ba dem fekk waa Kaffrine pour kii mu koy waxee di jiite région ba Babacar Gaye lan moo tax nga def loolu ci ay principe la loo gëm la wala bëgg boo bëgg waa kii mu koy waxee waa Kaffrine la bëgg leen a jege wala lan moo tax daal nga choisir Kaffrine bàyyi ci présidence de la République te tamit moon nga cumuler ñaari mandat yi aussi moon nga tànqamlu comme nit ñi di def rek tànqamlu waaye yow yaa jël sa volonté bopp démissionné ci présidence de la République pour dem ci foofu nga xam ne ni moom mooy Kaffrine maa ngi lay gërëm di la sant suñu baagal kontaan nañu lool ci jege bi ñu jege nag. waaw Moustapha maa ngi lay fay bu baax di la sant di la remercier ci appréciation yi nga def nit moom ku nekk li nga ko xamal ci lu baax wax ko yàqul dara wax sa baaxu borom ça veut dire que yow sa bopp da ngaa baax. D'abord dama bëgg nga comprendre ne man politique defuma ko pour wut ay place defuma politique aussi pour wut xaalis defuma politique aussi pour dayo ak daraja yàlla dafa fekk ne bi may dugg ci politique yooyu yëpp presque yàlla sutural na ma ci wax nga dëgg bi nga xamee ne dama nekk ministre d'État nekk président conseil régional de Kaffrine te yàlla xam na ne bi may nekk président région aussi conseil yi nga xam ne ñoom ñoo gagné foofu ñi ma àndaloon ba am victoire ñoom ñoo ne ma par force man may nekk seen président boo seetloo 2007 ba 2009 man maa nekkoon ministre directeur de cabinet politique waxuma ministre conseiller de waxuma conseiller de ministre directeur de cabinet politique du président Ablaye Wade ndax Ablaye daf maa wóolu et puis Ablaye daf maa fonk boo gisee ma taq ko wegeel gi ma weg la considération boobu mënuma ko fay waaye bi ñu demee élection 2009 résultat yi njëkk a génn mooy résultat Kaffrine commune opposition bi rawee ñu 16 voix te loolu li ko indi woon kooku nga tudd noonu ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci tendance am ñoom ñoo organiser vote sanction Kaffrine ba ñu perdre élection commune bi te comme man mbir yi moom principe laa ciy doxee ci guddi la résultat yi génn kenn officiel gu ko sax ma jël oto fanaan ci Ndakaaru 10 heures ma dem bureau dem ci président wax ko ne ko big de dañ ñoo gagné Kaffrine dama bëggoon nga libérer ma sama fonction ministre directeur de cabinet politique lu tax mu ne ma lu tax ma ne ko man dama gàcc dafa xojul ci man te mënuma nekk fii ñi yëpp yaakaar ne teranga moom laa fi am dëkk ba ma nekk muy Kaffrine di sama base ñu ma fay gagné mu ne ma ne ko
man damay démissionner mu nangul ma loolu am na sax lu jaar ci diggante bi loo xam ne sama famille la concerné mais intéressé wu leen yéen ndax bi muy am dama bañoon booba président am gàllankoor ci ñi nga xam ne peut-être daf leen waroon démissionner loo parce que man dama jàpp ne politicien boo échoué dañ la war a démettre suñ la démettrewul da nga war a boo démissionné wul dañ la war a démettre te man bugguma di xaar ku ma démettre ci la ngoon 6 heures ñu téléphoné ma Kaffrine ne ma président gagné nañu région Kaffrine mun nañ perte commune bi waaye yeneen département yi ñoo ko gagné donc gagné nañu région bi man la loolu lu baax la ñu def délégation ñëw seet si ma ne ma yow lañ bëgg nga nekk suñ président man leen déedéet seet leen keneen ñu def délégation dem ci président Abdoulaye Wade ne ko dañ bëggoon nga wax ñu kan nga bëgg mu nekk suñu président Abdoulaye Wade moo ne man Babacar Gueye mooy sama candidat loolu moo taxoon ma nekk président région fa laa nekk 2 ans Abdoulaye Wade xam ne wéet na fi mu nekkoon 1 an et demi sax mu woolu ma enfin dama fa ñëw rek comme ça par benn audience mu ne mooy lu tax ñu liggéey si woo ne ma dama bëgg nga ñëwaat fii ma ne ko man mënu ma fi ñëwaat mu insister Habib Sy ngi toog ma ne ko dinaa la tontu ñëwaatuma fa mercredi Aminata Tall woo ma ne ma président nommé na le ministre d'État chargé des affaires politiques ñu dem ba ci biir coow li bari cumul or amul cumul li tax amul cumul suñuy bañ cumul mooy nga nekk gouvernement nekk ministre nekk en même temps maanaam président de région loolu munoo jël ay pouvoir di ko transférer ba pare di ko nekk ci yow di ko liggéey mais man nekko woon gouvernement man j'étais dans le cabinet du président de la République ministre bi titre honorifique la woon rek collaborateur du président la woon mën nañ jàpp sax ne conseil rek laa alors loolu aussi bëggumoon mu indi rëq-rëq et puis dama seetloon ne comme Aliou Sow dafa nekkoon di ci wax di wax kenn artuwu ko Abdoulaye Wade artuwu ko Karim Wade artuwu ko premier ministre artuwu ko ma ne ñii ak ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg naa leen bàyyi li ñu téye mooy ministre bi tax dellu samay mbokk yi ma faloon loolu moo indi sama démission en 2010 pour retourner nekk président de région de Kaffrine te booba salaire u ministre d'État mat na salaire u président de région 4 fois waaye man du ay salaire rek ay oto Mercedes ak ay daraja ak pouvoir déedéet lu ma wañ yàqal dara 2014 itam bi mu jeexee dama ne dootuma nekk candidat ay région parce que région Macky tas na ko def ay département ma ne man mënu ma yéegi ci région ba pare di wàcc def ay département yooyu loolu moo tax nekk moon candidat en 2014 nekk moon aussi candidat en 2000 maanaam 14 pour nekk candidat maire wala pour nekk candidat conseil départemental loolu aussi dama bëgg mu leer ci bopp askan wi loolu daal mooy li nga xam ne mënoon naa ko leeral man nitu principe la man quand je suis pas d'accord je dis non démission nag yombul. waaw salaamaaleykum aska mondu ñi ñëwaat rek di indi kàddu cant bu staffu émission kii kan la sëñ Babacar staffu émission kii kan la mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci woyef gi ak nangul gi nga xam ne nangul nga ñu ko invitation bi xam nañ sa xat-xat xam nañ sa yitte xam nañ sa tolluwaay ci réew mi waaye loolu yépp bàyyi nga ko ñëw nangul ñu invitation bi ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm di la wax ne am nañ mbégte bu baax ci yow liñ fi waxtaanee am na solo trop trop kon nag mbokk yi di leen wax rek li duuf ci nag bi yépp xajul ci cin li suñ émission kii kan la fii lay yem ak yéen ba beneen yoon di wax rek sëñ Babacar sa kàddu yu mujj ñu tàggatoo incha allah ba beneen yoon jërëjëf. waaw léegi jàpp naa ne il est 21h40 normalement 21h la émission bi waroon suñu rencontre waroon a yem dama leen di remercier di leen tàggu di leen jox maanaam daje di leen dig daje ci ay semaine ay weer ça dépend en fonction calendrier bi en fonction seen programme en fonction sama programme
ndax jàpp naa ne daal question yi nga xam ne jot na fi génn am na solo trop concerné na toujours suñu candidat concerné na suñu parti nu muy demee ci élection yi concerné na plan B bi nga xam ne yéen au moins am ngeen audace di ko poser parce que dañ foog ne journalistes yi bu ñu koy laajtee opposants yi ñoo koy laaj wala yooyu question la boo xam ne dafay ñëw di ñëwaat chaque fois parti bi ak mouvement de soutien yi war nañoo toog xam lan mooy seen intérêt parce que de toutes les façons ñun élection yi nga xam ne ci lañ jëm waruñ cee bañ a bokk war nañoo xeex mobiliser pour candidature Karim Wade allah kulli xaalin waa ji nangu ko loolu pour mu am il faut que je te dis avant ñu dugg ci jege ci pré-campagne que mu xam ne Macky Sall dina nangu candidature bi su amul il faut que ñu sàkk pexe loolu daal mooy sama dernier mot mais waxoon naa leen ko aussi yëpp ñu ngi bàyyi xel président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom mooy suñu leader te aussi ñu ngi yaakaar ne Karim Wade dina am sens de responsabilité yi nga xam ne moo tax solution bi nga xam ne moom la parti bi di jël dina nekk solution boo xam ne intérêt lay doon d'abord intérêt parti bi pour que ñu daaneel Macky Sall parce que l'essentiel mooy daaneel Macky Sall. allo asalaamaaleykum man la Hélène Ndella Chopin dellu si waat rek si panel bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen taxawaay ci seen teewaay dellu si waat di gërëm di sant sunu frère Babacar Gaye ci teewaayam tey ci panel Aska Monde mu doon loo xamante ni fierté la mu doon loo xamante ni kontaan nañ ci lool bàyyi yitteem bàyyi lépp loo xamante ni moom nar na cee taxaw ndax gis nañu ni wax naa ko sànq ma dellu ci waat rek il est sous tous les fronts ñëpp a ngi koy soxla bëgg cee jot fi mu nekk nii wax dëgg yàlla mu ñëw teew fi tey di waxtaan ak ñun waxtaan boo xamante ni macha allah wax dëgg yàlla njàngat rek lañ ci mën a jëli mu doon loo xamante ni c'est fructueux c'est positif ñu ko ci gërëm di ko ci sant di ko wax aussi considération respect bu ñu am ci moom ni ñu nawee doxalinam engagement am constance am engagement am ci biir parti démocratique sénégalais envers le président Wade ak liggéey boo xamante ni aussi mu ngi koy def ci Karim Wade jàppale ko taxaw aussi pour Sénégal pour sunu démocratie pour ñu bañ ko jalgati ci réew mi loolu doon lu am solo wax dëgg yàlla Babacar Gaye ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla defal ñu jàmm di ñaan yàlla mu jàppale ñu ndax Sénégal jàmm mën cee sax jàmm mën cee dox bu ñu ko kenn yàqal di la wax nag ne vraiment kontaan nañu ñu ngi sagoo tey sa teewaay sa taxawaay ci émission bi ni nga ñëw wuy si ñu vraiment doon na loo xamante ni dinañ ko sagoo kontaan nañ ci lool yal na la yàlla aar sàmm la defaral la jàmm defaral ñu jàmm ñun ñëpp defaral jàmm président Abdoulaye Wade may ko wërgu yaram gudd fan sàmm aar aussi kii di sunu candidat di Karim Meïssa Wade mu ñibbiseeg jàmm ñu ànd xeex jaakaarloo Macky Sall ndax yaakaar naa ne fi mu ne ni mbir yi loolu rek moo ci des amatuñu beneen choix di la ñaanal jàmm jërëjëf merci beaucoup Babacar Gaye di la gërëm di la sant ngay royukaay aussi ci constance bi ci fidélité bi gàcce ngalaama ñëw nga fi tey déglu nañ la ni ñaa ngi jël biki feuille di bind di la déglu aussi religieusement njàngat rek lañ ci mën a jëlee njëriñ rek lañ ci mën a jëlee merci beaucoup merci notre frère Babacar Gaye Allah veille sur toi merci. allo asalaamaaleykum man la Hélène Ndella Chopin dellu si waat rek si panel bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen taxawaay ci seen teewaay dellu si waat di gërëm di sant sunu frère Babacar Gaye ci teewaayam tey ci panel Aska Monde mu doon loo xamante ni fierté la
mu doon loo xamante ni kontaan nañ ci lool bàyyi yitteem bàyyi lépp loo xamante ni moom nar na cee taxaw ndax gis nañu ni wax naa ko sànq ma dellu ci waat rek il est sous tous les fronts ñëpp a ngi koy soxla bëgg cee jot fi mu nekk ni wax dëgg yàlla mu ñëw teew fi tey di waxtaan ak ñun waxtaan boo xamante ni macha allah wax dëgg yàlla njàngat rek lañ ci mën a jëli mu doon loo xamante ni c'est fructueux c'est positif ñu ko ci gërëm di ko ci sant di ko wax aussi considération respect bu ñu am ci moom ni ñu nawee doxalinam engagement am constance am engagement am ci biir parti démocratique sénégalais envers le président Wade ak liggéey boo xamante ni aussi mu ngi koy def ci Karim Wade jàppale ko taxaw aussi pour Sénégal pour sunu démocratie pour ñu bañ ko jalgati ci réew mi loolu doon lu am solo wax dëgg yàlla Babacar Gaye ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla defal ñu jàmm di ñaan yàlla mu jàppale ñu ndax Sénégal jàmm mën cee sax jàmm mën cee dox bu ñu ko kenn yàqal di la wax nag ne vraiment kontaan nañu ñu ngi sagoo tey sa teewaay sa taxawaay ci émission bi ni nga ñëw wuy si ñu vraiment doon na loo xamante ni dinañ ko sagoo kontaan nañ ci lool yal na la yàlla aar sàmm la defaral la jàmm defaral ñu jàmm ñun ñëpp defaral jàmm président Abdoulaye Wade may ko wërgu yaram gudd fan sàmm aar aussi kii di sunu candidat di Karim Meïssa Wade mu ñibbiseeg jàmm ñu ànd xeex jaakaarloo Macky Sall ndax yaakaar naa ne fi mu ne ni mbir yi loolu rek moo ci des amatuñu beneen choix di la ñaanal jàmm jërëjëf merci beaucoup Babacar Gaye di la gërëm di la sant ngay royukaay aussi ci constance bi ci fidélité bi gàcce ngalaama ñëw nga fi tey déglu nañ la ni ñaa ngi jël biki feuille di bind di la déglu aussi religieusement njàngat rek lañ ci mën a jëlee njëriñ rek lañ ci mën a jëlee merci beaucoup merci notre frère Babacar Gaye Allah veille sur toi merci. Yes. Yàlla sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamale mu leen. Asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal la. gaay maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar. waaw seen xarit seen doomu nday seen rak kooku di Chérif. maa fi dikkati di faytin ni ci kaw rimbin ni ndax bëgg singin ni nin ni waaye xam naa ni waa angle ba njaaxle seen xel a ngi toll ni Pikine ni yes donc son bi ma koy dédicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H waa di ko may waa Askaw Monde waa maa ngi nuyu coordinateur yi ak coordinatrice yi waa di nuyu militant ak militante yi combattant yi ak combattante yi et di nuyu coordinateur yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag waa di nuyu suñu kilifa yi yëpp ñu nekk ci biir panel yi maa ngi leen di bëggee bu baax di leen siyaar waa daa nekk affaire bi moom mbiru yàlla la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk benn combat kon bokk amul seral la lii de affaire yàlla la non loolu moom du dañ yes maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin et Assane Diop depuis aux États-Unis di nuyu Babacar Kébé depuis Italia sama jinne bi gay Cheikh maa ngi lay béggee bu baax di la siyaar et di nuyu Khadim Gueye
Mami Diaw bëgg naa la siyaar naa la waaw sama xarit Kol Crazy béton armé ciment plâtre sama sœur kooku di Suka Seck maa ngi lay bëggee borom Thiès yesaay aca yes vous êtes connecté câble scotché branché sur Askaw Monde mais c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état de Gerkach la puissance à l'état Bamakat yes yes accompagné de DJ Koubé Fo Navaganson Blends waa borom 2 ans 2 dents sanji fula ñim fula e sol fula somonda kele dama ne tankaw ni baraji ada koy tama muku domo e bari samta bala karanke mada alkodi yes jëlal waa mais sama best grand Babacar Kébé maa ngi lay bégee ah maa ngi lay siyaar bu baax sama cerveau yes non affaire bi Askaw Monde la affaire bi Askaw la ñun Askaw la ñu wax nag amul ragal la amul seral la e ca kaw ca kanam ko ñaato ani santo yes waa gay Cheikh maa ngi lay bëggee bu baax sama jinne bi di nuyu Khadim Gueye e Mami Diaw depuis Mbour Suka Seck borom Thiès daanaka c'est la famille benn combat la benn objectif yes jëlal eh gars yi affaire bi neex na ba pare ah daanaka 2019 rek la ñuy xaar yes eh bégee waa sama gars yi lu neex du doy nag waa di leen big up yéen ñëpp ah big respect à vous yes almal naal sula sima bani jata kenya almal naal sula kairola almal naal be tankala katani kata tolma sentani sentantol e sima ba jata kenya anin laba ko nyima aja ala barka badi bal